ajjuma juróomi fan ci weeru gàmmu tombeek ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre mbokk yi bismillah leen ci xibaaru njolloor gi li ci gën a fës nag di coowum suuf fii ci biir réew mi doon loo xam ne nag léegi war nañ see gënti bàyyi xel loolu mooy kàddu njiitu réew mi jàpp ne fi mu toll ci réew mi war nañoo xool yorinu yu jëm ci suuf si laata coow di ci juddu. coow beneen bi am ci biir réew mi mooy coow borom ñaari tur yi ginnaaw nag ba ñu gisee ay doomu Sénégal yoo xam ne ay doom yu ay góor lañu ñu wax ne dañuy sëy seen biir foofe ca Sacré-Cœur mu doon loo xam ne métti nañu bëri waaye sénégalais yu bëri nag ñoom li ñu jàpp moo di ne lu njiig njaag ci mbir moomee nguur gi mooy ñàkk li nekk ci xëtu yéenekaay yi dinañ ci ànd ak Baba Ndiaye moom mi ñu ko yëral jàngal ñu lan moo ciy génn mbokk yi li moo ne li gën a fës ci xibaar yi bismillah leen ñu fan fàcce ko. mbokk yi bismillah leen ñu leen ko doon waxee mbirum suuf ci biir réew mi nekk na loo xam ne njiitu réew mi wax na nañ ci gënti bàyyi xel looloo tax sax ba démb ci ndaje gi mu amaloon ak ñi ci jaraafu gox-goxaat yi mu xam la ne léegi ñoom ñi mënatuñoo def lépp lu jëm ci mbirum dindi suuf wala sax joxe ko mu nekk mbir moo xam ne nag sénégalais yi ñoom rafetlu nañ ko bu baax te yaakaar nañ ne njiitu réew mi daa yéex a yëy yàbbi sax ci mbir moom mi Ndeye Dansi Diouf def na ci ab reportage. coowal suuf dem na ba doon li bokk ci dundinu sénégalais yi mbir moomu nag ngir dakkal ko njiitu réew mi jël na ay dogal yu su mel ni rek AMR yi ñuy joxe suuf si te amuñu ndigalu ñi nga xam ne ñooy autorité administrative yi loolee di ab dogal gu ñu waroon a jël bu yàgg bu ñu sukkandikoo ci góor gi. mais bu président de la république waxee loolu kon xam na ne affaire yi dafay gën a am doole si affaire commune d'arrondissement yi ak yeneen président commune rurale yi. parce que moom mi nga xam ne moom mooy njiitu réew mi war na jël loolu bu yàgg parce que si biir dëkk boo fi jaaree am na ñoo xam ne franchement yeeyoo nan ñu jox leen sax benn 150 mètres carrés wala benn 90 sax pour mën fa dëkk parce que dëkkuwaay moo xat parce que nit ki nga xamante ne dafay xëy suba ba ngoon jot di dawlu ay doomam du dunde xelam du nekk sax si dem jëndi ab terrain loolu président def dafa war a am suivi boo xamante ne daf koy teg si table am ñu koy saytu di ko dox. da préfet yi ñu koy jox tamit nan xam ne joxuñu leen ko pour ñu jox ko ñu moom ko askan bi moo ko moom. autorité administrative yi war a gérer mbirum suuf si itam daan ko war a teg ci yoon loolee mooy xalaatu xale bu góor bi. loolu moom biñ ko waree def du tey ku waaw ndax suuf si dañ ko waroon jël bu yàgg a jox ko préfet waaw parce que jeunes Wakaam yi gisuñu si seen boppa waaw te nit nag yaakaar naa ne lu mu gisul boppam war na def changement. nañ ko jël ñu jox ko préfet ñu xool préfet moom nan la koy doxalee. waa ji mu ngi rafetlu bu baax a baax dogal li jiitu réew mi jël ndax jàpp na ni mairie ci seen biir lan doon pàccoo suuf si. waaw loolu moom xam nga lu ñu yàkkamti la woon te lu ñu bëggoon la ñun surtout waa Wakam parce que ancien maire bi nga xamante ne moo fi nekkoon. depuis 2014 ba léegi ak fi nekk bloqué leen doom nag jaar neen fu ne pour mën a tabax ñu ne leen carrément. amul benn droit ba nga xamante ne maire bi am na ko pour bloquer moo war a signer rek pour ngeen liggéey ñu investir fa xaalis bu bëri imagine toi ku jënd terrain 25 millions def fa 50 millions depuis 2014 tabax këram nga bloqué ka ne du fa dëkk kër yi di yàqu donc tey loi bi nga xamante ne président jël na ko pour jox ko préfet yi dañu war a xam ne askanu Sénégal seeni askan leen mu bañ am xàjjeex seen man dama jàpp ne actuel maire yi fi nekk luñ amul intérêt rek dañ siy xëpp kaane te tey coowal suuf dafa nekk lu nga xamante ne xëy na dafa juddu rek mais lu yàggal si dëkk bi nekk na si famille nekk na suñu kilifa yi nga xamante ne tey ñoo ñu jiite mooy ñi nga xamante ne ñoo gérer communes yi parce que dañuy jël ay attributions yoo xam ne di ko joxee noo xamante ne seeni doom lañ koy jox seeni jarbaat seeni jabar. doxub ñaxtu sitting wala sax conférence de presse façon ñaxtu bu ne sénégalais def nañu ko ngir fësal seenub mer ci suuf si ñuy saax-saaxee di ko jox ay acteurs privés yu nekk fii ci biir réew mi wala sax yi nekk biti réew wante ak lum ci mënti doon rek dogal li nguur gi jël amaana mu régler problème suuf si bu ñu sukkandikoo ci ñi ñu jot a waxal.
muy Ndingler muy Wakaam muy Géejawaay wala beneen gox fii ci réew mi coowu suuf saa su yéene dañ ko fiy dégg mu nekk ab bomb boo xam ne nag kii di Bachir Konaté nekk coordonnateur exécutif bu ENDA MCOP moom nag li mu jàpp moo di ne ab bomb boo xam ne mën naa kalaate saa su ne su fekkee ne nguur gi jëlul ay dogal yu war ngir mën a xool nu muy def bu suuf si yorin gi ci war ñu mën koo def ñu teewlu Bachir Konaté mu bokkoon ci gànnub invité de la matinale yi ak ay kiiti Antoine Diouf ki jël ay kàddoom di Adama Sarr. mel na ne aussi bien du point de vue des autorités administratives du point de vue des autorités locales mais aussi du point de vue des populations enjeu bi xamuñu ko wala suñ ko xamee xëy na am beneen intérêt boo xam ne ñu ngi koy defaan intérêt boo xam ne day nasaxal wàllu développement donc li ma yaakaar mooy benn il faut que ñu kattanal communes yi il faut que ñu sensibiliser leen mais à côté de la sensibilisation l'information il faut que ñu teg ay sanctions positives ou négatives puisque di ngay gis ñoo xam ne ñu ngi def une gestion foncière vraiment irréprochable ñooñu foog ñu xam leen daal leen wane en exemple mais ñi nga xam ne tamit ñu ngi jalgati ci wàllu foncier ñu xam leen identifier leen mais mettre leen hors d'état de nuire loolu ci wàllu commune mais ci wàllu état bu ñu ko fàtte mais suuf bu nekk soo amee délibération war na jaar ci autorité administrative donc suñu ne maire yi ak président wu département xëy na sax maire yi surtout ñu ngi jalgat ci wàllu suuf nañ xool maire bu ci nekk kan moo nekk ci ginnaawam ci wàllu autorité ñu daal di koy sensibiliser wala ñu daal di koy sanctionner suñu deful loolu li xew ci yeneen réew yi mun na fee xew li xew ci yeneen réew yi mooy lan mooy population bi dem ba moom gisatul boppam ci wàllu gouvernance foncière wala ci gouvernance locale rek su dee gisuñu seen bopp nag li muy indi mooy féewaloo ŋaayoo ak xeex te loolu am na ci dëkk yu bëri démb Pikine Mbane amoon na fii ak yeneen commune yoo xam ne wàllu gouvernance foncière ak ñàkk transparence bi ci am tax na ba conflit yaa ngi émerger par Bachir Konaté doonoon ganu Antoine Diouf keneen koo xam ne bokkoon na ci invité de la matinale boobee di docteur Mame Cheikh Ngom moom mi di expert lu lëm ci yëpp décentralisation moom li mu gis moo di ne Daga Khalpa doon ab gox gu nekk ci jas ci biir wetu Thiès moom nag jàpp na ne foofee nguur gi nu mu jëlee suuf bi dafa ëpp ba tax na mën naa andi coow foofee ndax ña fa dëkk gisatuñu dara ci foofee lépp loo xam ne suuf la fa ndax lu ñu bëgg mooy dafa ab zone ab pôle urbain mu nekk mbir moo xam ne nag war nañu xool nuñ koy joxee ak nan lañ koy doxalee ndax mën naa andi coow saa su ne ñu teewlu kàddu yi docteur Mame Cheikh Ngom ki ko taataan ci Adama Sarr ba tey. li nga xamante ne moom lañ nemeeku ci Diass mooy que nguur gi alors dafa teg loxo suufu Diass yépp gis nañu ne jël na aéroport bi ñun waxuñu dara mu ñëw indi port minéralier wu Ndayane waxuñu dara mu ne zone économique intégrée waxuñu dara mu bëgg ci tegaat encore pôle bu nga xamante ne 4000 hectares ñun nag ci loolu lañ ne dafa doy parce que du Diass rek moo fi nekk bu dee infrastructure la te ñu am fu ñu ko war a def am na yeneen dëkk yu nga xamante ne ñu ngi fii te ñu soxla ko ñun nag lépp lu nga xamante ne suuf la daanaka ñàkk nañ ko ci dëkk gox bu nga xamante ne bay la ñu xam ak sàmb léegi nag bu fekkente ne lu toll ni 75% suuf yi état jël na ko bàyyi ñu 25% léegi lan lay jur mooy que ñiy sàmb ak ñiy bay toujours ñu ngi en conflit toujours nga dégg ne ruural nañ suñu tool def nañu nii def nañu naa état bi jàppale wuñu ci lenn ci côté boobu jël na suñu suuf sépp léegi nag moo tax ñun population Diass ñu organiser wu am na association yu bëri yu nga xamante ne juddu na fi benn bi nga xam moo ci mujjee judd nag mooy bi ñuy Kolam King Saafi muy vraiment ndono bi nga xamante ne moom la ñuy xeex sunu ndono yi nga xam sunu maam moom la ñu joxoon tey moom la ñu bëgg a fësal dañuy bañ li ñuy wax ne mujjee pousse mu rës sa loxo loolu la ñuy bañ moo tax ñun ñu ne en tant que population dañu organiser en structure bi nag fecceere dafa regrouper Saafeen yëpp te bu ñu nee Saafeen Palor ci la bokk Diass waa Jobaas ci lañ bokk ak ñëpp la nga xamante ne moom lañ bëgg nag mooy ñu fexe ba ñun suñu xeet muy saafi ñu bañ koo rey ndax lii nii bu amee ba nit ñi ñëw dina dem ba ñu naan saafi amoon na fi te loolu la ñuy bañ. ñeneen ñi dajaloo ñoom tamit xeex lépp loo xam ne jëm na ci si suuf ndax ñoom dañoo jàpp ne seen suuf dañ ko nar a jël ci caxa-caxatee ko ci nu mu leen neexee mooy ña dëkkee ca Ndaayaan ñoom nag port bañ fa bëgg a taxawal jàpp nañ ne mbirum suuf mi dafay mel ne da cee ëpp doole ndax ñoo ngi séddale suuf si saa su ne te kenn waxu leen ci lu leer moo tax fi mu toll nii ñoo ngi ñaan njiitu réew mi mu ñëw xool nu mu leen di taxawoo te yoon moom tamit def ci liggéeyam Mountaga Kane. waa Popenguine Ndaayaan ak tubaab jalaaw seen xel dalul benn yoon ci projet bi ba tax ñu yóbbu mbir mi ci yoon
loolu état bëgg a def ànd ak ay menaces yu nga xamante ne yu réel la ci population yi. ndax dañu taxaw pour nangu seeni suuf ci nanguwun bu nga xamante ne dëppoowul ak yoon ci suñu xalaat loolu moo tax ñun ñu ñëw ci yoon wax leen ni état bi li mu bëgg a def ñun ànduñu ci d'accorduñu ci te it yoon nañu protéger ñun ñi nga xam ne ñun ñooy population yi dëkk foofu pour que lii ñu bëgg a def bu fa amee am na lu nga xam ne daf ñu koy gàllankoor yàqal ñu ko yàq suñu dund yàq suñu nekkin yàq suñu liggéey yàq géej gi yàq kaw joor gi. maître Doudou Ndoye mi nga xam ne mu ngi àndoon ak maître Seydou Kaloga ñaan na juge bi mu daal di désigner benn expert ku xam-xamam màcc ci mbir mi mu def benn étude bu leer ngir mu gindi leen ci li projet bi ëmb. li ma soxla mooy juge bi àtte mu ne ñu tànn naa nit koo xam ne dafa am xam-xamu loolu yebal naa ko foofu mu xool kayit yëpp xool projet yi xool plan yi dugg ci gouvernement bi dugg fu nekk ñëw defal ma rapport man juge bi pour wax ma lañ fay def lu muy jur ñun loolu rek ñu fi andi. ci audience bi avocat yi nga xamante ni ñoo fa nekkaloon nguur gi jàpp nañu ne daal juge bi amul compétence su juge mbir mi comme niñ ko déggee ñi nga xamante ne nag ñooy avocat yu partie civile yi ñoom gisee wuñ ko noonu yoon dina ci àddu ci fukk ak juróom-ñeent fan ci weeru novembre bi. Mountaga Kane jërëjëf ñu wax ci mbirum wér-gu-yaram ak lii di feebarub sibiru nekk loo xam ne suñu yegsee ci jamono yenn yi fii ci biir réew mi wala sax ci biir Afrique fépp dafay nekk loo xam ne day andil jafe-jafe xale yu bëri looloo tax ba ñu génnee lu toll ci ab milliard jox ko kii di professeur Jean-Louis Ndiaye bu UFR santé bu nekk ca Thiès moom nag li mu bëgg mooy def ba lépp loo xam ne nekk na mbirum feebar googee ñu mën a xool nu ñuy tegee ay plan yoo xam ne day jàppale ñu mën a gàttandu feebar bi mën koo traité balaa muy nekk loo xam ne day sonal nit ñi ci réew mi ak fu mu mënti nekk ñu teewlu reportage yu Isidore Alexandre Sène ci mbir mi. Université bu Thiès jamono ji ràññee nañ ko lool ci li nga xam ne nag moo di gëstu waral sax ñu am benn programme boo xam ne dañ cee lëkkaloo ak ñii di waa Union européenne boobule programme dugal nañ ci lu ëpp $1 milliard ci francs CFA liñ ci jublu nag moo di xeex bu baax a baax li nga xam ne nag moo di paludisme. paludisme li muy faat ci doomu aadama at mu nekk dafa bari. projet bi dafa doon loo xam ne dafa ëmb fukki réew ak ñett yoo xam ne dañu bokk ci projet bi àndandoo lëkkaloo ngir xeex paludisme. xeexub sibiru bu fii ci biir Afrique faaw ñu gën koo taral naam am nañ ci ay résultats yu baax sax professeur Jean-Louis Ndiaye di épidémiologiste moom jàngalekat la fii ci UFR santé bu Thiès te moom mooy jiite bile programme. li ñuy bëgg mooy nu ñu leen aaree ci sibiru li ñu jot a gis mooy am na ay garab yu baax yu leen mën a aar te garab yooyu dañ leen ko war a jox bu fekkee ne feebaraguñ. agent de santé communautaire yi ñooy dem jox ko xale yi traitement bi ñetti fan lay def. gis nañ ne xale bu ko jël normalement ñetti fan pendant ñeenti weer du feebar ci année boobu. programme bi mooy jéem a aider programme national de lutte contre le paludisme. ñu liggéey ensemble pour seet ban stratégie moo gën a baax looloo tax a jóg programme bi. bi lee liggéey li ñu ci jublu moo di ñu jëmale ko ci lu ëpp juróom-ñaar fukki millions ci ay gone yi nga xam ne ñu ngi fii ci Afrique de l'Ouest ak centre professeur Jean-Louis Ndiaye ak ñi mu àndal de jàpp ne li nga xam ne moo di approche communautaire dina ci baax. li ñu jot a gis mooy am na ay garab yu baax yu leen mën a aar. te garab yooyu dañ leen ko war a jox bu fekkee ne feebaraguñ. agent de santé communautaire yi ñooy dem jox ko xale yi traitement bi ñetti fan lay def gis nañ ne xale bu ko jël normalement ñetti fan pendant ñeenti weer du feebar ci année boobu. bi la liggéey yi dinañ ko amal ci fukk ak ñetti réew fii ci Afrique de l'Ouest ak centre buñ sukkandikoo ci professeur Jean-Louis Ndiaye mi nga xam ne bile projet ci loxoom lañ ko teg. Isidore Alexandre Sène ñu wax ci beneen feebar boo xam ne nag fi mu toll nii moo fi ne muy mbasum coronavirus bi ak tolluwaayam ci bisub tey suñu seetloo nag am na ñi lu toll ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti test yu ñu def waaye fukk ak juróom-ñaar rek ñoo ci nekk yoo xam ne mën nañu wax dañoo am feebar bi juróom-ñaar yi nekk ay cas contact juróom-ñaari waa nekk ay cas contact ñeenti cas importé juróom-benn cas communautaire juróom fukk ak juróom-benn patient yoo xam ne amoon nañu feebar bi ñoom nag génn nañ ci lal hôpital yi nekk ay nit ñoo xam ne wér nañu ñeent cas grave rek la ñu am ñoo xam ne dañoo nekk ci réanimation ci bésub démb bi nag mën nañu wax ne gisuñu benn doomu aadama boo xam ne moom ñàkk na bakkanam te lii ci mbasum coronavirus bi moo ko waral la
njàng meek mbasum coronavirus bi tax ba ren jile an ubbiteb école bi xam ne ci octobre lañ ko daan defal dañ ko mujj buux yóbbu ko ba ca novembre waaye lii jafe-jafe way juri nag moom fi mu toll nii mooy nan la ñuy def ba yóbbu seen doomi ñu jàng ji li waral loolu mooy seen bor yoo xam ne dañ ko yoraloon yenn ci école yi tax ba li ci mel ne ca école Anne-Marie Jean Javoué ñoom nag leen la ñu def mooy jàppale way jur yi di leen xool nu ñu leen di defal ba seen bor boobee weer bu ne ñu xool lu ñuy compati ko ci dugal reportage Boubacar Diallo. way jur yi di dugg ko génn ci bile l'école ñenn ñi ànd sax ak seeni doom soxna si dafa ñëw ngir inscrire sëtam bi war a def 5e. xaw na metti tuuti nag da nga war a jënd fourniture da nga war a jënd saak da nga war a jënd dàllu xale yi ñuy jàngee vraiment metti na daal mais on essaie de faire avec ñoo ngi jéem waaw. si yooyu la dépense tegu si ñetti weer yoo xam ne war nañu koo fay balaa inscription bi. ndax 3 mois yi ñu jàngul toog ko yëpp da nga koy fay boo ko fayulee ba pare doo mën a inscrire dañ koy fay ba pare doo ko inscrire c'est vrai que jàngal nañu suñu doom yi en ligne tuuti mais jàngal en ligne bi tamit demeewul woon noonu ndax du toujours ngay mën a connecté wu su fekkee ne amoo wifi. soxna si moo nekk directrice bu bees ci école Anne-Marie Javoué moom mi lee sax mu ngi xamle ni l'école bi ak waajur yi ñu ngi jéem a xool naka la ñuy woyofalee payooruk ñetti weer yooyu le. L'école a signé un contrat. école bi dafa waxtaan ak parents d'élèves yi waxtaan itam ak ñi nga xam ne ñooy jàngale ngir ñu mën a trouver benn terrain d'entente li ñu mujjee def nag mooy xam ngeen ni jàngalekat yi faaw ñu fay leen loolu moom mënul ñàkk waaye ñi nga xamante ni nii ñooy parents d'élèves yi dañ koy def ndànk-ndànk maanaam moratoire weer bu nekk ñu daal di am lu ñu dugal su ko defee école bi mën a dox ni mu waree waaye itam ñoom ñii di jàngalekat yi mën a fayeeku. moratoire pour que ce soit étalé pour les mois à venir. fukki fan ak ñaar ci weeru novembre atum 2020 ay junni ndongo nañu dellu ci l'école yi gannaaw bu ñu amee vacances yu gudd lool ndax mbasum coronavirus wante fi mu toll nag waajur yi ku ci nekk ngi jéem def say pexe ak sa kéemtulaay kattan ngir mën a inscrire sa doom ci l'école privée yi. Boubacar Dieng gone yooyu nag suñu jàngee ba pare faw ñu xool nuñ leen di taxawoo nag surtout nag jigéen ñi ba lépp loo xam ne soxla nañ ko ci biir réew meeg ci àdduna bi wala sax ci biir Afrique mu jëm ci mbirum politique ñu gis leen ci loolu mooy li taxal waa IDEA taxawal ab plan d'action boo xam ne ñoom liñ ci bëgg mooy fii léegi at yiiti jëm ñuy ci kanam ñu gis ay jigéen yu gën a am kàddu ci mbirum politique te bokk ci ñuy jëli décision ci bilay continent nin ko siife woon foofe ca protocole bu Maputo ca atub 2003 Adama Sarr doonoon seen góor foofee ci seen biir defal na reportage bi mbir mi. fii ci Sénégal taxawaayu jigéen ñi ci géewu politique bi ak lii ci tasukaayu xibaar yi taxu ko demee noonu ngir nag fexe ba li ni mel dëñ caucus des femmes leaders taxaw temm ngir xaar si tànk tubéyam. programme bi nag moom li ko tax a jóg moo di dëgëral jigéen ñi ci biir espace politique. bi yoon parti politique yi moo ko tax a jóg parce que dañu gëm ni loi wu parité bi jàll na li des moo di fexe ba jigéen ñi fa nga xam ne ñu ngi leen di cërale ci biir parti ñoom tamit ñu jël seen wàll. mais débat yi mag yi nga xam ne Sénégal ñi ngi wax li ëpp solo jigéen ñi gisuñu leen fa jigéen ñi ñuy gis même jigéen ñi la barewuñ waaye itam balay jigéen ji di feeñ rek ñu créé leen ay émissions yu ngi mel ne entre elles mooy ci jigéen ci ak jigéen ci biir jigéen. ci loolu la sax ñuy sàkku nag ñi nga xamee ne ñoom ñoo jiite këru tasukaay xibaar yi ñu daldi leen jàppale ci bile xeex. kon nag loolu dañu ñaan presse bi ñu jàppale ñu ci pour dimbale ko parce que pour que réew mi mën a dox il faut ku nekk ci li nga mën ak ci sa xarañ ñaay nga indi itam yow tamit say man-man te loolu am nañ ci yaakaar bu baax parce que yéen ñëpp groupe de presse yëpp ñu leen di remercier parce que ñoom ñëpp yaatal nañu. en tout cas jël nañ engagement aussi pour corriger loolu. mu mel ni li ni mel kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk lii di këri tasukaay xibaar yi noppi nañ ngir rek gunge leen ci. nous sous-signés patrons de groupe de presse et praticiens. ñun kilifa yi jiite lii di tasukaay xibaar yi noppi nañu nag ngir gunge ñi nga xam ne ñoo di jigéen yi yëngu ci wàllu politique ngir seen doole gën a bari ci média yi. xam ngeen ne jigéen loo ko boole loolu day dem te sax jamono ji entreprise boo dem ñoom ñoo fa ëpp. marche
toutes les entreprises aujourd'hui qui fonctionnent sont entourées de femmes. programme bi ñu taxawal fii ci Sénégal nag caucus des femmes leaders da ci lëkkaloog laboratoire genre IFAN bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru. Adama Sarr jërëjëf ñu yàbbi léegi ci leneen loo xam ne nag fan yi commencé waat nañ ko gis ci biir réew mi muy borom ñaari tur yi xam ne léegi ñoo ngi commencé te wanewu ngi lu ci mujj mooy ñaar fukk ak juróomi góor yooyee xam ne dañ leen jàppoon foofee ca Sacré-Cœur ñu doon wax ne ñoom dañ doon waajal taqab sëy ci seen biir mu doon mbir moo xam ne nag sénégalais yu bëri lu ñu jàpp moo di ne way jur yi yenn saa yi ñoo luppe lu jëm ci mbirum yar gi waaye tamit nguur gi dafa bàyyi loxoom ci li mu war a xoole loolee nin ko war a doxalee ci biir réew mi ñu teewlu reportage Alhassane Niang bi. lii du mbirum góor jigéen nekk lu ñu nemmeeku jamono ji ci Sénégal ndoroge ñu fekk ko ci këram ca quartier bu Wakaam mu ñuy xamal ni bile mbir nekk lu bees fii ci Sénégal waaye jumtukaay yi di internet ak li nga xam ne mooy ñàkkum teg daan ci ñu koy dund nekk na lu muy ñaawlu. même lii ngeen di wax ni boo déggoon na suñu jamono amoon na it lu ñu daa làq la kenn sañu ko woon a génne léegi nag lu neex waaye mu def la dégg nga si liberté d'opinion boobu moo ëpp parce que sa kër boo si nekkee kii fi juddu sax war ngay mën a am foo ko yemale. gis nga internet boobu nag moo ñu yàq ñun ñëpp ba nar a yàq sax suñu julliteeg suñu lislaam ak suñuy xol posé ñu si loo xamante ne lii démb ak barke démb ñi ma ñu ko woon. tayir bi ñu fekk ko ci atelier am moom mu ñuy xamal ni rek waajur yi si seen bopp ñoo yaratul xale yi comme ni mu waree. li ko waral lépp mooy si wàllu éducation te jot na tey pour man aussi waajur yi éduquer seen doom yi quoi xam nga lépp loo mën a wax aussi te génn si éducation si wàllu góor jigéen da ngay bàyyi sa yoon. parce que dañuy dund si milieu boo xam ne dafa sensible milieu boo xam ne yow yaa ngi def couture di liggéey góor di dugg jigéen di dugg sa atelier di ñaawlu ainsi de suite mais loolu du base bi yëpp mooy jot na tey waajur yar seen doom yi seen biir njaboot. Mayoro moom di ñaax ndaw Sénégal ñu dellu si waat seen bopp ci yàlla te sopp doxalin. ndax dafa nekkul li nga xam ne ni tamit dafa rafet si réew mi ndax ñun ñëpp ay jeunes lañ te nous sommes des jeunes de sénégalais xam nga ñu dañ bëgg am njaboot bëgg a former famille suñuy doom suñuy sët ak suñuy grand frère yaree ñun suñu yar yooyu dañ war a yaru si yaru diine ak l'islam mooy li ñuy wax l'islam diine ndax dañ judd fekk fi lu rafet lu ñu suñu maami bàyyil dañ ko war a dund mais affaire de homosexuel góor jigéen ñaari borom tuur yi loolu dafa rafetul. mbirum góor jigéen dafa mel ni lu ñu ñàkkal fayda fii ci Sénégal mu mel ni buñ tellu jóg ci bile mbir dina daal di gàllankoor li nga xam ni moo di ëllëg ndaw réew mi. ñu wax ci mbirum bitim réew tàmbale ko ak fii ci Guinée foofe nag xam ne ñiiti waa société civile bu Sénégal nag ñoom rafetlu ñu benn yoon la fay xew moo tax nag ñoom ci mercredi 28 octobre bi le fas nañoo yéen a génn ci mbedd mi taxaw def seen doxub ñaxtu li ñu bëgg mooy waa CEDEAO amal ab sommet extraordinaire ngir mën a wax ci li xew foofe ndax jàpp nañ ne jaaduwul benn yoon lii di fa am ci Guinée ba tey ñu des fa wax fa lii fa am ndax jamono jile nag xam ne ñoo ngi waajal génne lii ci résultat provisoire yi yu am yu du jugee ci élection présidentielle ba nag gis nañ ne dëkk ba fi mu toll nii dal amu fa waa l'armée bi ñu bëri ci ña fa ne ñoo ngi wax ne génn nañ ci mbedd mi ci taxaw ci yenn poste yi ngir bañ dajaloo yi am waa internet bi sax ñoom am nañu tàmbale wax ne coupé nañ ko foofee ca dëkk Alpha Condé mi xam ne da doon jongante ngir jël njiitu réew mi ci kanamu kiiti Cellou Dalein Diallo. ñu jugee sa Afrique nag dem ba ca États-Unis foofee xam ne ñaareelu débat ba am ci diggante Donald Trump ak kiiti Joe Biden amal nañ ko ci guddi gile mu doon ab élection ab waxtaan boo xam ne nag daa waroon ñëw laata ñoo yegsi ci élection présidentielle réew moomee xam ne ñetti fan ci weeru novembre la war a am ab débat boo xam ne nag ñi ko doon seetlu ñoom ñëpp lenn la ñu yëkkati wax mooy wute na loolu ak débat bi amoon ca weeru septembre débat boobee xam ne dañ na kon doon boddante rek ñoom ñaar seen biir bi lay débat moom ku nekk am na loo xam ne yëkkati nga ko te jàpp nañ ne mën na jàppale yu bëri ci électeurs yi xam ne ñoom xamuñu woon kan la ñuy woteel ñu mën a xam kan la ñuy jox seen carte su fekkee ne sax ba léegi ñu bëri ñoo ngi ragal ne taux abstention bi nar naa bëri foofee ca États-Unis waaye ba léegi jàpp nañ ne kiiti Joe Biden moom fi mu toll nii ci sondage yi moo rombagum kiiti Donald Trump mi nekk président sortant.
ñu yegg ci xët bu mujj ci xibaar yi ñu ànd ceeg El Hadj Baba Ndiaye mu jàngal ñu lu génn ci xëtu yéenekaay yi tey. mbaa yéen a nga ci ndaje gi mu amal niki démb ci jëm ñaajo te di doon waxtaanee décentralisation ci la njiitu réew Macky Sall porox ndoll ngir yebbi dëggam jëm ci coowal suuf li jol ci réewum Sénégal ndax jàpp na ni coowal suuf li nag moo nar a taal réew mi ba mu tàkk jëppeet ndaxte coowal suuf moom daj na Sénégal daanaka ñàkk luy bax la fen seddul Le Quotidien en tout cas moom njiitu réew Macky Sall dëj na meeri seenam ànd ndax jàpp na ne coowal suuf li jol ci réew mi yëpp seen loxo génnu ca waaye rax ji Aliou Sall tontu na ko moom njiitu réew Macky Sall ndax ne jàpp na ni ñoom meeru Sénégal yëpp li leen waxal ay tuuma kott la maanaam ci ko gàttal dañ leen ko jiiñ waaye du ñoom ba noppi jël lépp xëpp ko administration bu Sénégal maanaam préfet yi ak sous préfet yi domaine ak cadastre les économies moom njiitu réew Macky Sall xamal na ni meeru Sénégal yëpp coowal suuf moo nar a taal réew mi te nag loolee duñ ko seetaan mukk muy law ci biir réewum Sénégal ba tax muy sàkku ci maire yi ñu xoolaat seen taxawaay ak seenu toggin Aliou Sall raq ci njiitu réew mi Macky Sall doon itam njiitu maire yu Sénégal gépp ne coow li ci biir réewum Sénégal jëm ci coowal suuf li bu leen ci kenn tudd le témoin ne njiitu réew Macky Sall ma nga gën a dëggal boppam di gën a wane kiliftangeem ci biir réewum Sénégal ci kanamu maire réew mi ak président conseil départemental yi nekk ci Sénégal ndaxte moom njiitu réew Macky Sall daan na xamal maire ak président conseil départemental yi ci Sénégal gépp réew mi daa am kilifa rax ci dolli jàmm ak dal ak jàmmoo gi am ci réewum Sénégal du nangu kenn ku ko salfaañee rawatina ñoom maire yi ginnaaw coowal suuf yi jolli ci réewum Sénégal njiitu réew Macky Sall ne rek loolee duñ ko waxtaanee duñ ko kafe te duñ ci def benn négociation ndax moom njiitu réew mi daan na leen xamal ni bés bu nekk ñaar fukk jàpp juróom fukki dossier yu tàng jër ñeent coowal suuf ci réew mi dina ko jot ñu yootu critique fekk fa njiitu réew Macky Sall yëglekaay bi duñu xamal ni moom njiitu réew mi ma ngay freiné maire yu Sénégal yi Sud Quotidien moom kay njiitu réew Macky Sall daa mer ba futu ba noppi di yebbi dëggam ak dankaafu meeru Sénégal ndaxte nee na coowal suuf yi jol ci réew mi ak jafe-jafe ci nemmeeku yëpp ak permis de construire yi ñuy joxe te tegul ci yoon loolee lépp la bëgg mu dëñ ci réewum Sénégal Soleil national ne kon nag njiitu réew Macky Sall wane na yoon bi ba noppi jël njiitu bokk moomeel yëpp teg leen seen responsabilité rax ji Aliou Sall nekk njiitu kuréel bi ëmb maire yi Sénégal yi ni li ñuy wax nag na leer nañ ci bopp bépp maire bu Sénégal ndaxte nee na bépp maire bu amee jafe-jafe jëm ci wàllu suuf wala nga def loo xam ne waroo ko def ci réew mi di nga ko wéetoo ndax AMS du la jàppal tànk source ané coowal suuf li jol ci réew mi moom du ci sori maanaam jaruto yàqi nelaw ndax mbir mi ñoomi neen la dalee ko Saloum jàpp Louga jaaree ko Kër Sambakan Thiamène Pass Guédiawaye Pikine Sindia Ndengaleen ak fépp ci réew mi njiitu bokk moomeel yëpp ay farandoo Macky Sall lañu moom njiitu réew Macky Sall ñu fekk ko ci xët bu njëkk Vox Populi mu ñu xamal ni li mu def ci réew mi benn président ci Sénégal dafa ko fi ba noppi di fëgg dëndëm ndaxte nee na Sénégalu tey bi wute na lool ak Sénégal bi nga xam ne amoon na fukki at jàpp fukki at ak juróom ci ginnaaw njiitu réew Macky Sall yamu ca ndaxte nee na atum 2020 budget bu Sénégal juróomi téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom benn milliard la tolloon atum 2012 junneeg juróom-ñeenti téeméeri milliards jàpp ñaari junni milliards tey jii nag budget bu Sénégal egg na ci ñeenti junneeg juróomi téeméeri milliards te fii ak ñeenti jàpp juróomi at juróomi junni milliards la jëm ñu dem ci enquête fekk fa moom njiitu réew Macky Sall ndax mu ñu xamal ni réew mi nag ci Sénégal saa wu tàkkee coowal suuf moo ko taal La Tribune ne li am barki démboo Njaay ci capitale bu Sénégal te doomi Guinée yi def ko ginnaaw bu ñuy fësal seen ñàkku ànd ci résultat yi nga xam ne jot nañ ko fësal ci jongan tey palum njiitu réew yi am seen diwaan préfet bu Ndakaaru Alioune Badara Samb ne mukk nag bëggatu koo gisati ci Sénégal dàqut sax ba ñoom Guinée ñu dàq leen ci réew mi ndaxte nee na réewum Sénégal réew mu yoon la te nag képp koo xam ne bëgg nga manifester foo nga tënku ci li yoon digle las ne préfet bu Ndakaaru Alioune Badara Samb mer bu futti la def ginnaaw jëf ji nga xam ne doomi Guinée yi def nañ ko ci capitale bu Sénégal rawatina seen bundu ambassade bi enquête ne ginnaaw manifester yi nga xam ne am na ci Ndakaaru ak ca Conakry waxtu wi nag Côte d'Ivoire a ngay tàkk ndax fukk ak juróomi nit ñoo fa ñàkk seen bakkan ginnaaw coow li joli ci dëkk ba tax na nag couvre-feu lañu fa daal di samp juróom-ñaari waxtu ci ngoon jàpp juróom-benn waxtu ci fajar loolee tax ba Alassane Dramane Ouattara di sàkku dialogue waxtaan wu yaatu ak opposition bi waaye nag yéeglekaay bi nañu opposition yi fa ñu tegoon seen tànk démb ak barki démb virgule dañu ca ndaxte nee nañu amuñu lu ñuy waxtaan ak Alassane Dramane Ouattara ndax ñetteelu mandat bu bëgg a samp ci dëkk ba andu ci tey andu ci ëllëg réew mi quotidien muy Guinée Côte d'Ivoire Nigéria ak Mali CEDEAO moom fësal na ci tëleem ndaxte coow lu jol ci dëkk yooyu yëpp moom CEDEAO mënu ci lenn ci li xew ci réew mi te muy bëgg a ëppi loxo les éco ci dikkaat muy coowal góor jigéen yi nga xam ne teg leen loxo ca Sacré-Cœur extension yéeglekaay bi dañu xamal ni ñoom góor jigéen yi déglu nañu leen ba ñu bëggee jot ci appartement bi dañu xamal ni gars yi ne benn daayira la ba tax ñu luwee leen appartement yi te ñoom nag seenub lim ñaar fukk ak juróom benn lañu bokk na ca ñetti étudiant ak ñaar ñoo xam ne ba léegi dañoo daw kenn tegagu leen loxo mbas mi ci réew mi moo tax ba tey ji loxo yi jotatul poos yi critique ne ci diirum ñaari weer ju nekk juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti dossier yoo xam ne ay luwaaskat lañu ñu ngi ci tribunal bu Ndakaaru te boo mayul ñoom ñëpp dañ leen génnee fu ñu dëkk mais da ngay seet loolu rek. Baba Ndiaye jërëjëf ñu wax ko nuñ ko daan waxee ca xale taaw booy rek góor ña ca góor ña jigéen ña ca jigéen ña ñaama ca góor ña mbokk yi lii la mooy li ñu leen andiloon ci xibaar yi di leen sant di leen gërëm te ngeen yendoog jàmm.